merci beaucoup chers téléspectateurs chers internautes de la télévision Line Production ñu ngi am mbégte ak contentement comme ni ñu koy faral di defee ànd ak yéen seen émission bi nga xamante ni moo nekk en route vers un Kaolack waa en route vers un Kaolack waa nag dinañ seeti képp ki nga xam ne doomu Kaolack nga képp ki nga xamante ni patriote nga képp ki nga xamante ni nag Kaolack moo la tax a jóg dinañ la fekk ji fi nga xamante ni moom moo nekk sa gox daal di waxtaan ak yow tey nag ñu ngi fi nga xamante ni moom moo nekk Jalañ suñu waxee Jalañ ñëpp xam ne ay patriote ñoo fi nekk suñu waxee Jalañ ñëpp xam ne ay nit ñoo xam ne ñu xam Kaolack ñoo fi nekk suñu waxee Jalañ ay mouvement ñu ngi fi ay association ñu ngi fi waaye tamit ay lépp ñoo xamante ni rek ñu ngi liggéey ngir Kaolack ñu ngi fi tey ñu seet si benn mouvement bi nga xamante ni yaakaar naa ne kenn dootu ko naataamle ci biir réew mu nekk le mouvement bi nga xamante ni mu nekk Kaolack pour tous Kaolack pour tous nag suñ ko waxee nga xam que ni mouvement boo xam ne la ba ñu dooree yàggul waaye def nañ ci loo xamante ni lu am solo la loo xam ne Kaolack war na leen delloo njukkal donc mu nekk ay gestes yoo xam ne un geste à saluer la donc ma toog ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ñenn ci membres yi nga xamante ni ñoo nekk ci mouvement bi nga xamante ni mooy Kaolack pour tous ku ci mel le coordinateur monsieur Babacar Gueye ak ki nga xamante ni moom moo nekk le secrétaire général Mouhamed Taban ak ki nga xamante ni tamit moom moo nekk suñu xarit monsieur Keba Thiam donc mu nekk tamit le porte-parole du mouvement donc nag mbokki xarit yi nii la ñu ànd ak yéen laata loolu damay bàyyi ñoom it ñu présenté wu ak mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi seetaan maa ngi lay ziar monsieur Keba Thiam. maa ngi lay fay lu bëree macha allah di nuyoo ci turu mouvement Kaolack pour tous di wax ne dal leen jàmm ci biir mouvement bi di wax ne nekk na loo xamante ni situation bi nu mu demee nii moo tax ñu organiser ko nii pour que lépp lu ñuy def mu gën a mën a woyof ci ñun. importance yoo xamante ni ñëpp képp ku nekk Kaolack rek yaa ngi koy gis. tey mu ñëw seet si ñun di seet si na mouvement bi nga xamante ni mooy mouvement Kaolack pour tous. mu doon mouvement boo xamante ni yaakaar naa ne kenn mënatul ko présenté ci Kaolack actuellement nii ndax loolu lu ñu ko may mooy réaction yi ñu jot a def di wax rek ne ñu ngi nuyu yéen ñi nga xamante ni yéen ñu fekk si suñu biir mouvement bi nuyoo boo xamante ni ci turu mouvement bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen dalal bu baax a baax xam naa ci kanam dinañ gën a yaatal. voilà merci beaucoup donc dégg ngeen ko noonu chers téléspectateurs mu nekk le porte-parole du mouvement monsieur Keba Thiam xam naa que ni dañuy bàyyi tamit le secrétaire général Mouhamed Taban daal di moom it nuyu ak téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi seetaan Mouhamed ñu ngi lay ziar. waaw maa ngi nuyu ñëpp waaw di delloo kenn ku ne sa wàccuwaay di nuyu sama coordinateur Babacar Gueye di nuyu monsieur Keba département di nuyu yéen ñëpp di nuyoo si turu bi ñëpp vraiment. waaw lii moom benn initiative boo xam ne ñoo ko jaral saa su ne xam nga nekk loo xam ni ñu ngi ko jël tout simplement pour génnee Kaolack ci situation bi mu nekk gis nañ ni Kaolack instant bi fi mu nekk jeunes yi rek ñoo ko mën a jëlee quoi jeunes yi ñoo ko mën a jëlee yóbbu si Kaolack mu nekk loo xam ni ñëpp la jaay ñu bien-être. voilà merci beaucoup ñu koy ziar baax a baax donc xam naa que ni dinañu léegi ci kanam tuuti dinañu ànd ak ki nga xamante ni mooy le coordinateur du mouvement monsieur Babacar Gueye waaye laata loolu damay seq sama ñaari naataango yi nga xamante ni ñoom it ci mouvement bi lañ bokk nekk ci membre ci mouvement bi mu nekk le parlement ak ki nga xamante ni moom moo nekk le secrétaire général donc nii la ñuy def ànd ak ñoom ba léegi rek mbokki xarit yi ci biir Line TV donc monsieur Keba Thiam suñu ñëwee suñu première question. dañuy leen laaj ci mouvement bi nan la def ba sosu ak kañ la sosu. waaw mouvement bi mën naa ne nu mu sosoo kañ lañ ko sos ak nu mu def ba sosu ba ma ko laajee dama ciy sawar a wax. ndax lu tax ma ciy sawar a wax ndax yaakaar naa ne lépp rek ñu ngi ko formé ci engagement ndax doon na loo xamante ni mën naa ne dañ koo togg ba mu ñor xëyul rek samp ko. ndax avant mouvement bi di ñor groupe la woon avant groupe bi ay amis kii lañu woon ay amis classe lañu woon kon déjà mën naa ne groupe bi ñu ngi ko organisé woon ay 2015 lañ organisé woon groupe bi doon nekkoon groupe boo xamante ni comme groupe WhatsApp la ñun ñoo bokkoon école bokk classe. ñuy gisante chaque jour di waxtaan bañ àndee ba terminal ñu ne pourquoi ça dañu organiser benn groupe boo xamante ni fuñ namantee di gisante di waxtaan et cetera bañ organiser groupe bi
groupe boobu nag ñi ci doon def mujj si groupe bi ñu organiser ko ci biir groupe bi lañ organiser ñuy groupe bi di dérouler parce que moment boobu noonu si lañ commencé teg ay sart yoo xamante ni moom lay groupe bi di circuler ci lañ commencé ne pourquoi ça groupe bi war na mën di circuler ci ay cas social ci yoo xamante ni entourloo la comme ñun ñoo ko moom te ku ci nekk rek yaa ngi dëkk ci quartier ci Kaolack te yaa ngi def ay activités kon groupe bi war na mën à chaque fois rek ku ci am looy def sa koñ rek groupe bi déplacé wu def social pour que wane na ñun benn lañ ba ñu organiser loolu ñun ñu d'accord ñu bokkoon classe ndax groupe bi ñu bokkoon bëri na trop ñu bokkoon classe bëri na trop troisième ba terminal xam nga ne loolu day bëri léegi après ci loolu ñu commencé di def ay cas social ci kon bu nekk mën naa ne amul benn kon Kaolack boo xamante ni man taxawuma fa parce que lu ma ko may muy groupe bi moo ma ko may léegi loolu dañ ko continuer si lañ ne pourquoi ça groupe bi mënuñ koo mujj def ko mouvement parce que nit ñëpp ñu ngi laaj pourquoi ça yéen ñu bëgg a jël lii rek jàpp ni yéen rek dina ko war a mën a moom parce que affaire bi war na mën a yaatu ndax li ngeen di def ñun ñëpp ñu ngi koy gis parce que ku gis nañ ne képp ku ci am événement rek di ngeen déplacé wu def ci li ngeen ci war a def parce que lépp looy def rek da nga koy organiser te yàlla mayoon nañu ñu organiser boo xamante ni mënuñ woon a toog di seetaan loo xamante ni ñun daf ñuy amal njëriñ moo tax loolu ba mu amee ñu commencé di dem ci biir groupe bi ba groupe bi ëpp ñu loxo ba mu ñu ëppee loxo ñu ne léegi ñu waxtaan naa ci biir groupe bi ne nañ leen ko def mouvement ci lañ ko def mouvement ñu ne mouvement bi nu muy déroulé gars yi ku ci nekk indi sax xel mi nga xamante ni yaakaar nga ne noonu la mouvement bi war a demee léegi mouvement bi bañ ko sampee ñu ne comme que ñun ñoo bokkoon classe te actuellement ni mouvement lañ wax mënuñoo jël poste yëpp jël ko def ko ñun neen dañuy jéem a teg mouvement bi jéem a dugal ñi nga xamante ni am nañ engagement Kaolack ñu dugal leen ci biir mouvement bi pour ñu gis seen bopp ci biir mouvement bi ñu gisee seen bopp ci biir mouvement bi ba pare ñu xool nan la ñuy doxalee mouvement bi ba ñu yàlla defee ñu yaatal mouvement bi ku ci nekk ñu dugal la ci biir mouvement bi après mouvement bi commencé moom it di dox ba mu commencé di dox ñu teg ko ci benn condition mooy ci cas social dañuy gën di jëm. xam naa da ngeen teg sa baaram foofu dañu ñëwaat ci suñu deuxième question kañ la mouvement bi sosu ban année les années donc war nañ ko mën a xam. waaw mouvement bi nag su ma ne la kañ lañ ko sos ñu ngi ko sos 10 mai 2018 waaw. donc kon mouvement bi su ma la déggee rek 2 ans lay taxawagum lay amagum pour le moment. waaw pour le moment moom mouvement bi 2 ans lay amagum mais avant mouvement bi moom groupe bi mën nañ ne war na durer maximum 6 ans. maximum 6 ans 6 ans 5 ans. tegal foofu sa baax mbokk téléspectateurs yi yéen a ko déggoon noonu moom monsieur Keba Thiam ci leeral bi nga xam ne moom la ñu leeral ci mouvement bi ak kañ lañ ko sos ak nan la sosoo ak ci yenn activité lay doxee mun na gën a basé wu ci social donc ba léegi rek mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñuy bàyyi xel ci biir Line Production donc nii lañuy def daal di jàkkaarloo ki nga xamante ni mooy le secrétaire général donc mu ñëw ñun ci li nga xam ne moom mooy but bi wala ñëw ñun ci li nga xam ne moom mooy de vrai sens mouvement bi nan lay déroulé ak nan lay doxee ma xam ay réunion lañ koy organisé wala nan ngeen di doxalee mouvement bi ba toll fi ngeen toll jamono bi ñu toll nii. waaw mouvement bi ni ñu koy doxalee lenn rek la dañ ciy def ay réunion ñuy wootante téléphone bi ci waxtaan saa su ne kenn ku ne soo amee xalaat ci saa yi pour daal mouvement bi nekk loo xam ni lu dëgg lay doon quoi lu ay jaaxaan lu ay fo loo xam ni lu ñu soxla quoi parce que lépp loo xam ni tey ay affaire de ngénte la wala ay céet wala leneen li ñu soxal mooy lu soxali Kaolack lu soxali Kaolack génn ko ci point yi nekk nii vraiment mooy loolu parce que depuis 1960 jusqu'à présent boo xool Kaolack jéegul benn tànk doxul dem day arrière rek te gis na ni ñun mooy loolu moom politiciens yi fi nekk dañ mooy loolu dañ jël Kaolack boo def ay escalier quoi. mais seen mouvement bi dañu politique. suñu mouvement ñun bon jàpp ni leen politique quoi. mouvement bi ci lan lay yëngu kon ci social. social lay yëngu donc pour xam pour le moment. yéen a ngi def ay réunion wala ay daje yoo xamante ni yéen a koy def ci mouvement bi. ñu ngi def ay réunion bu baax ñu ngi def ay réunion ñu ngi def ay daje ñu def lépp di waxtaan pour jëmale Kaolack ci kanam rek. mouvement bi ay góor ak jigéen la wala ay góor kese la wala nu mu demee. mouvement bi ay góor am na ci jigéen ñi ci ëpp lépp ci biir am na ay mag am na lu ne. waaw ñëpp ñu ngi ci jàpp pour mu jëm kanam waaw.
ñëpp a ngi si jàpp pour mu dem kanam mbokki téléspectateurs yi yéen a ko dégg ba léegi rek seen émission en route vers un Kaolack waa tey nag ñu ngi fii nga xamante ni moo nekk Jaleñ comme ni ma ko waxee rek ay Jaleñ moom suñ ko waxee rek xel yëpp day dem ci leader yu mag yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk xel yëpp day dem ci ñi nga xam ne ay patriote lañ xel yi day dem ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo bëgg Kaolack donc Jaleñ bokk na ci ville yoo xamante ni bokk na ci quartier yi nga xamante ni bëri na ay patriote bëri na ay hommes yoo xamante ni yoo xam ne ay politiciens lañ waaye bëri na ñoo xamante ni bëgg nañ seen dëkk jëm ci kanam bëgg nañ seen réew dem ci kanam donc ñu ngi fii ci diwaanu Jaleñ mbokk yi xarit yi ba léegi rek di fàttali que nit ñi que ñuy respecté li nga xam ne moom mooy mesures yi nga xam ne moom la ñu jël ndaxte donc li ñu koy wax chaque jour la maladie est toujours là donc mu nekk mbas mi nga xamante ni yàlla na si yàlla musal yàlla na ko fi yàlla jeexale donc dina raxas seen loxo ba mu set wecc dinañ protégé wu di takk masque di respecter distance yi donc di toog seen kër yi donc surtout ça restez chez vous sauver la vie donc pour message bi nga xam ne moom la ñuy lancé pour mbokki téléspectateurs yi mbokki sénégalais yi nga xamante ni ñu ngi seetaan à travers internet à travers international donc ci biir Line Production di leen jox nekk respecté leen les mesures barrières yi nga xamante ni moom le président de la république teg fii mu nekk loo xam ne lu am solo la donc loolu moom mooy mbir mi ñu respecté mbir yi bu baax a baax donc mbokki téléspectateurs yi xam naa que dañuy jàll suñu deuxième point ngir mun a gagner du temps donc comme que temps bi bëriwul ñun dañuy jàll si deuxième point bi monsieur Keba Thiam objectif yi nga xamante ni moom la mouvement bi am. waaw objectif yi nga xamante ni moom la mouvement bi am bari na parce que buñ koy lim du jeex waaye luñ jot a def ak li nga xamante ni pare nañ koo def je pense que dinañ ci wax tuuti ndax yaakaar naa ne moment bi nga xamante ni mooy coronavirus bi jot nañ cee def ay participer nañ ci participation boo xamante ni ñëpp ci teg seen bët ndax yaakaar naa ne bu fekkee ne dañ ne ñun Kaolack lañ dëkk Kaolack moo ñu ñor te organiser nañ fi benn mouvement boo xamante ni pour Kaolack pour développement Kaolack moo ko tax a jóg kon yaakaar naa ne kon war nañ mën a def participation ci biir Kaolack ci li nga xamante ni mooy feebar bi ba mu amee nag yàlla defoon na mouvement bi comme que ci condition groupe bi ci la continuer te groupe bi amoon na kees gu fa nekkoon kees gi amoon na xaalis te amoon nañ ay soutien yoo xamante ni ñooñu daan jàppale te ñoom ànd ñoom ñun dara lu mooy def participation rek sans dara ndaxte noonu la ñuy yàgg gisee ñuy demee bañ organiser mouvement bi nag ñu nit defaa nañu bi ñoo wane ne carrément comme que ñu doon def cas social te amuñ woon mouvement am nañu mouvement bi dañ koy continuer ci cas social si lañ def suñ participation jënd ay masques yu bari xam naa loolu après suñu président bi da ko gën a leeral ak lépp li nga xamante ni participer nañ ko rek pour wane ne ñun Kaolack lañu dëkk Kaolack moo ñu ñor duñu xaar kenn pour jox ñu dañuy defal suñu bopp képp ku ñu fekk rek ñu xamante ni dañoo fekk ñu nekk ci benn système boo xamante ni dañ koy continuer. mouvement bi am na ñu nekk seen ginnaaw di liggéey yëpp wala parce que tamit su ma déggee li nga wax mouvement bi ay jeunes ñoo ko taxaw ay jeunes yoo xamante ni su nekkee am na si ñoo xamante ni ñu ngi ci jàpp ci dara bëriwul mu nekk loo xam ne da ngeen koy demee ndax seen moyen nga xam mouvement bi xam ñu nekk si biir parce que fonds yi ngeen génnee ñëpp gis nañ ko geste à saluer la ñu ngi koy saluer de passage gis nañ ko ci biir feebar bi gis nañ ngeen génne ay dons yu bëri yoo xam ne jox ngeen ko population bi rawatina waa Kaolack mu nekk ay masque ay gel alcoolique donc lu nekk loo xamante ne ay savon donc lu génnee ngeen ko en plus boolkat di sensibiliser nit ñi donc loolu mu nekk ay moyens yoo xam ne lu bëri lu takkoo takku la nga xam dafa am ñu nekk seen ginnaaw di liggéey ak yéen wala seen moyen bopp la. xam nga dañ ne mbooloo mooy doole. lu mbooloo mën ak lu kenn mën duñu benn. tey bu fekkee ne man rek maa bëgg a def xëy na mën naa am problème mu def waaye bu fekkee ne ñun ñëpp ñoo bëgg a def li ñuy def dina facile te yàlla def na bañ organiser groupe bi ak mouvement bi saa yu ñuy def rek ñun ñëpp ay bëgg a def. léegi bëgg a def bu ñuy def ñun ñëpp mooy permettre lépp lu ñu sumb rek yàlla daf ñuy jàppale ba loolu facile ci ñun bi nga xamante ni tëral nañ ne war nañ participer ci feebar bi nga xam ne def si suñu participation am na ñoo xamante ni def nañ seen réaction te amul ci benn intérêt ñoo xamante ni bépp événement buñ mës a am ñoom ñu ciy jàpp te ñoom duñ ay politiciens duñ dara comme dañoo engagé wu ko ñun rek Kaolack intéressé leen te bëgguñ sax ñu lim seen tur yi ñoom dañu koy wax bu ngeen amee lépp li nga xamante ni tëral nañ ko pour def ko bu ngeen ñëw ñun ñu def suñu participation te duñ laaj sax ñun ñu feeñ kon ñooñu ñu ngi wane ne ñoom it ci mouvement bi lañ bokk xëy na seen activité moo leen may pour ñun ñuy ñëw di fekkee réunion wala di ñëw di participer comme ñun ñuy def comme que ñun ay jeunes lañ ñun ñoo gën a woyof
ñun ñoo gën a mën a dugg ci koñ yi kon ñun la ñuy gën a gis ci terrain bi mais peut-être ña nekk sa ginnaaw di def seen i participation ci lañ mën sax ñoo ñu ëpp mais di wax ne lépp rek ñun mënuñ koo def tey buñ sañoon ñu gën a am ñoo xamante ni ñoo ñu gën a teg loxo ci lu ñuy def parce que yaakaar naa ne lu ma wax léegi rek lu kenn mën mbooloo ñoo ko gën a mën mbooloo lu mën nag am na ñu ko gën a mën kon dèjà tëjuluñ kenn suñu porte mënuñ ne la kii lañ tëjal suñu porte wala kii lañ tëjal suñu porte ba gën tëjugu leen kenn seen bopp da ngay teg foofu sa baaraam damay ñëw léegi ci moom ndaxte loolu dama koy laaj secrétaire général nan ngay def ba bokk ci mouvement bi ndax ma xam ne xaalis bi ngay joxe la nan la lan mooy règle yi lan mooy norme yi nga xam ne nan ngay def ba bokk ci mouvement bi loolu du xaalis mooy tax nga bokk mouvement bi benn membre la rek déggu lu ñuy wax benn association la woon bu njëkk boo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokkoon bokk classe di jàngandoo nekk ay jeunes pour engagé nekk ay boo yoo xam ne déterminé quoi bëgg seen dëkk bëgg seen taawoon gëmuñu lu seen dëkk gëmuñu lu seen taawoon gëmuñu fenn fu mu kaw moom lañ am moom la ñu sawoo moom la ñu ndaw léegi bi ñu defee mouvement boobu noonu képp koo xam ne gëm na boppam rek nekk jeune engagé rek day ñëw bokk. sans problème maanaam sans problème soo ñëwee rek nekk jeune boo xam ne engagé nga bëgg nga Kaolack mu jëm ci kanam donc bëgg nga bokk ci mouvement bi gratuitement parce que dafa bëri ay njuuj njaaj ndax war nañ ko wax mu leer. parce que benn balse mun na nekk ci mouvement bi benn kaana bu ko bokk mun na ko non da ngay joxe 2500 ah kaana joxe mu dóor ko si poche xam nga damm ko daal di si jënd ginaar te gars yi duñ comprendre comme war nga ko mën a leeral ñi nga xam ne ñu ngi ñëw te xamuñ si que nii dal parce que ñiy gàmb am ñuy raas dem ñu benn. dëgg la fii képp kuy ñëw boo jaaree fi nga war a jaar rek doo am dara loo xam ne da nga koy joxe ko bokk mouvement bi laaj ñu si dara ñun daal soxla nañ mbooloo moo xam ni dañuy accueil di ñu may doole ba fu ñu dem wane fa loo xam ne kenn wane bu ko daal. wane fa loo xam ne kenn wane bu ko donc dégg nga ko monsieur Keba Thiam ba léegi rek mbokki xarit yi ñu ngi ànd ak yéen seen émission en route vers un Kaolackois en route vers un Kaolackois nag nekk émission bu bees tàq ci biir Line Production donc nag tey ñu ngi fii Jalle comme ni ma leen ko waxee rek respecter les mesures de barrière donc respecter leen li nga xamante ni moom la le président de la République teg fii la maladie est toujours là. donc ba léegi rek dañuy ñëw ak yow ànd ak yow ci biir activités yi nga xam ne moom ngeen def lii moo nekk seen première activité mooy joxe masque yi wala am nga yenn activité yoo xam def ngeen ko avant lii. waaw bu dee mouvement bi. lii mooy première activité bu mu def. bu dee mouvement bi. parce que mouvement bi dañ ko organiser rek yàlla def pandémie bii nii am. kon mu doon loo xamante ni yoon la ñuy def si suñu participation. bu fekkee ne dañ ne mouvement lañ tëral Kaolack mouvement boo xamante ni war na changer système buy mouvement Kaolack yi di demee. kon yaakaar naa ne buñ ne bëri am luñ fi fekk war nañ cee def suñu participation bañ xam ne ñun am na lu ñu soxal. ba ñu commencé nag def suñu participation ci feebar bii di coronavirus si la nekk jeunesse su Kaolack bi yëpp jóg xam ne ñun kat am nañ engagement am nañ détermination ci lu ñuy def ñoom ñëpp ñu commencé demande ne dañoo bëgg a bokk. ba loolu amee ñu nit comme que ñun ñoo organisé mouvement bi kon ñun nekkul ne ñun ñoo war a téye mouvement bi ne ñun rek ñoo koy yóbbu ndax yaakaar naa fii ma toog nii tey keneen su ma ko gënee maîtriser gën ma ko ma dama ko koy yëkkati jox ko te yaakaar naa ne képp ku fi toogit loolu pare na ko ndax yaakaar naa ne bañ na ba nga xamante ni suñ groupe bi nga xamante ni moo daan dem ñi nga xamante ni amuñ fi poste sax bari na ndax boo waxee dañ naan comme mouvement la te ñun ñoo koy yóbbu kon nañ leen bàyyi ba ñëpp gën a ñëw ñu xool yenn postes yi sax nañ lañ koy gën a war a mën a tasee te mouvement bi mu ngi def actuellement réaction yoo xamante ni moom moo koy def ci poosam te terewul ñëpp a ciy gis seen bopp. waaw ba loolu amee nag ñu commencé di circuler boo xamante ni yaakaar naa ne ñëpp actuellement nii teg nañ ci seen bët boo xamante ni mënatuñ wax ne lii lañ fi def wala lii lañ fi def ndaxte tey boo xam naa après yu ci bari sax président dina la ko gën a leeralal ndax yaakaar naa ne moom côté boobu noonu su ma ci duggee lu bari rek xëy na peut-être lam ca programmé ak lu ci gën a maîtriser ak fa mu jaar mën na koo tere mën na ko am empêcher quoi. moo tax xam naa damay ñëw parce que question bi dama koy bañ a fàtte ndaxte dafa population Sénégal ñoo ma ko wax. ñoo ma ko yóbbante ci yéen donc nii nee nañu dafa am maire moo nekk seen ginnaaw mu ne man politicien bu mag moo nekk seen ginnaaw foog mu leer ndaxte gars yi nee na politicien moo leen financé yéen ay kii ngeen quoi da ngeen di kii nii kii. non lépp dafa war a leer Sénégalais ñoo koy seetaan. ñoo ma ko yóbbante question la. mais lépp lu jub rek. actuellement nii rek. am na nu muy demee dañ leen a teg loxo. ndax actuellement ni ñuy demee Mariama Sarr la de. Mariama Sarr.
mën naa ne tegul ñu loxo. tegul ñu loxo gisagul activités yi nga xamante ne moom ngeen di def ndax dafa mel ni activités yi ngeen def jaarut ci page boo xamante ni war na ko mun a gis ndaxte tamit ñu koy saluer de passage notre maire donc nag ku gëm boppam la. koo xam ne tamit patriote la ku gëm Kaolack la ku gëm li nga xamante ne moom mooy doomu Kaolack yi su gisee kuy def activité yoo xam ne yu am solo la di ko jàpp parce que li ngeen def nii jàppale wu leen kenn boppam moom ngeen di jàppale parce que moom la waroon kon donc soo demee ba nga koy defal donc yéen a ngi jàpp ci liggéeyam xanaa lii da ko war a gis. waaw xam nga ñun ba léegi mënuñ laa wax ne la kii lañ tëjal porte wala kii lañ tëjal porte te yaakaar naa da nga wax lu am importance mooy comme que tey madame la maire moo fi nekk. te yaakaar naa ne moo nekk Kaolack ñun ñu nekk ay jeunesse yoo xamante ni ci Kaolack lañ dëkk duñ ko xaar mu ñëw di ñu wax nan la ñuy doxalee daf ñuy gis ñuy def mu ñëw bu fekkee ne Kaolack ñor na ko mu appuyer ñu continuer suñu activité parce que yaakaar naa ne kuy dem moo neex a jàppale waaye ki nga xam ne dafa toog boo ko bëggee jàppale day difficile. bëri nga ci mbartal ngeen quoi. waaw moom daal instant bii nii comme luñ commencé rek loolu la ñuy ñaan yàlla di ko yeggali ba képp ku ko war a gis ko. ñu ngi nii nag toog ak ki nga xamante ni moom moo nekk le coordinateur monsieur Babacar Gueye ci palmarès bu baax ci li nga xamante ne moom mooy ambition ci li nga xamante ne moom mooy patriote ci li nga xamante ne moom mooy gëm-gëmam ci Kaolack waaye gëm-gëm ci mouvement bi nga xam ne moo nekk Kaolack pour tous ñu ngi nii jàkkaarloo ak moom monsieur Babacar Gueye dañ koy bàyyi mu daal di mu nuyoo présenté wu ci téléspectateurs yi laataa ñuy commencé suñu question monsieur Babacar ñu ngi lay ziar. waaw maa ngi leen di fay asalaamaaleykum maa ngi ziar ñëpp bon en fait di leen gërëm. Voilà, di ziar à toute l'équipe du mouvement Kaolack pour tous di nuyu sama parlement Keba Thiam ak sama secrétaire muy Mohamed Taban di nuyu Amad Diank mu nekk ca Thiès di responsable chargé des projets du mouvement Kaolack pour tous di gërëm ñëpp vraiment di leen gërëm yéen ñi di rafetlu seen teewaay fii ci suñu kër suñu siège du mouvement Kaolack pour tous maa ngi leen di ziar baax a baax. monsieur Babacar tey su ñu doon résumé kan mooy Babacar lan nga ñuy wax. waaw Babacar en fait benn simple responsable la bu dëkk Jalle né le 13/4/92 à Kaolack voilà doon koo xam ne booy xool jeunesse bi yëpp da ko def ci politique. voilà doon ànd ak ay responsable leader yu mag fii ci Kaolack jarul ma koy cité ndax tey mu ngi mel ni que professeur bi ngay tudd rek. tey jaar na ci élève voilà kon c'est-à-dire que képp ki nga xam ne tey doon nga responsable rek du moins que ni jaar nga ci mbapat politique. voilà di wax ni peut-être mu doon li nga xam ne li ma yàgg bëgg la et puis li ma yàgg passionné la. voilà moo tax tey en fait ma doon tey li ma doon tey en fait di ko teewal di ko wax di ko jëfee. bon en fait ci sama dëkk mooy Kaolack. monsieur Babacar Gueye wax nga ñu ko ni jaar nga ci politique mais mbapat nga ci parti yu bëri donc wala ci leader politique yu bëri yoo xamante ni jaar nga ci ñoom laataa lii di xew Babacar lan la mouvement bi gis si yow ba tax ñu def la le coordinateur. waaw mouvement bi lu mu gis ci man mooy jom ak fulla ak fayda parce que dama ko yàgg a wax fu nekk parce que damay wax ne à chaque fois que ni nit. bu jom ak fulla nekkee ci moom rek peut-être dara jomb ko ci àdduna parce que mouvement bi avant mouvement bi dafa am lu mu doonoon mooy association bañ demee au fur et à mesure ñuy dem ba yëf yi commencé bari ñu ne pourquoi mënuñ ko def mouvement tuddee ko Kaolack pour tous mu doon yëf yi ñëpp du ma Samba du ma Demba du ma Paate yëf yi ñëpp voilà en fait bañ demee ñu teg ñu def bureau ñoom ñu xool ma gis ci man loo xam ne war nañ ma def coordinateur président du mouvement Kaolack pour tous parce que sama talentueux ak sama respect sama respect ak sama dignité sama ngor ak sama jom ak sama gaynde bi ma doon moo tax tey ñoom ñu tànn ma ci biir équipe bi def ma coordinateur waaye du dama leen ëpp diplôme du dama leen a gën a jàng du dama leen a gën a jantal wala du dama leen a gën a dàq wax wala naka sudul noonu fii ñu fi gën a jàng ma fi ne ñu mu fi ëpp diplôme ma fi ne ñu mu fi dàq wax a fi ne waaw c'est parce que pour man liñ gis ci man mooy jom ak fulla ak fayda moo tax ñu def ma coordinateur du mouvement Kaolack pour tous maa ngi leen di gaynde gi nga wax noonu parce que loolu daf ma ñor ndaxte mouvement yi bëri nañ Kaolack
bëri nañ Kaolack trop parce que ñu ngi saluer mouvement yi nga xamante ñoo nekk Kaolack yëpp de passage tax ñoom ñëpp Kaolack la ñuy liggéey mouvement yi bëri nañ Kaolack mais Kaolack pour tous donc 2 ans de carrière 2 ans de carrière ñu gis que ni Kaolack pour tous dafay yëg au niveau lan ban façon liggéey ba stratégie ngeen liggéey loolu ba mu jàll. voilà stratégie bi doonul lenn voilà di moins stratégie bi c'est-à-dire doonul lenn di lu dul gëm suñu bopp. voilà parce que ba comme ni ko parlement waxee rek c'est-à-dire ñun yàgg nañ def ay activités yi nga xam ne avant mouvement bi tey ñu ko doon def te kenn xamuñu. voilà ñu doon def ay joxe ndogu chaque ouverture des classes dañ doon jënd ay fournitures di ko distribuer ci école élémentaire yi di jàppale ay boy yi nga xam ne mënuñ jàng wala seen loxo jotu seen ginnaaw seen waajur ñu leen di encadré ay cas social yi tamit dañ ci doon def. ci lañ def mouvement bi muy Kaolack pour tous léegi Kaolack pour tous nag dafa ñëw pour une nouvelle vision de Kaolack voilà mouvement bi dafa ñëw pour une nouvelle vision de Kaolack c'est-à-dire mooy dindi fi li nga xam ne tey yàgg na fee nekk depuis 1960 depuis création coloniale de Kaolack ba léegi mu ngi exister te Kaolack mënul dem fenn ñun en étant jeune ñun loolu la ñëw pour dindi ko Kaolack parce que boo xool Kaolack amul benn infrastructure bu fi nekk Kaolack amul benn usine bi nga xam ne tey jeunes yi mën nañ cee jàpp amul dara li nga xam ne que comme par exemple nga jógee fii dem Dakar tey lañ fay gis ak peut-être usine yi fa nekk ak yenn kii yi fa nekk ba jeunes yi mën fa dem tey génne seen dëkk dem dëkk jàmm di fa liggéey tey loolu lañ bëgg indi Kaolack ci wàllum emploi des jeunes ci wàllum entrepreneuriat ci wàllum ay projets yi nga xam ne tey ñu ngi koy waajal te xam naa bu ñu koy fi tegee tey dinañ mën a employer plus de 1000 jeunes wala ay 2000 du ko ëpp biir Kaolack. di ko ëpp biir Kaolack mu nekk ay emploi yoo xam ne Kaolack pour tous mu ngi koy jëmee wala mu nekk ay projets yoo xam ne ci la nar a dem ak waa Kaolack yi donc mbokki téléspectateurs yi mbokki internautes yi nga xamante ni ñu ngi ñuy seetaan ba léegi rek ci biir Line Production Line TV donc ba léegi rek ñu ngi suñu émission vers un Kaolackois en route vers un Kaolackois nag tey ñi ñuy seet ci mu nekk waa Kaolack pour tous donc mu nekk 100% Kaolackois donc ci biir émission bi nga xamante ni mu nekk en route vers un Kaolackois ba léegi le coordinateur suñu question bi nga xam ne moom lañ lay posé mu nekk est-ce que pare ngeen pour liggéey ak le maire. waaw ñun comme ni ko parlement bi waxee Kéba c'est-à-dire ñun ëbbaluñ suñu porte kenn voilà parce que booy xool depuis notre existence ba léegi voilà ñu ngi demal suñu bopp avec des bonnes volontés yi nga xam ne peut-être ñoom politique wuñ xamuñ luy politique doxuñ ci politique tey ñoom ñu ngi jël seen i moyens ak lu mu tuuti di ñu ko jox ñu boole as mos lu ñu yor ñun di ci demee suñu bopp. voilà di wax ni Kaolack suñu Kaolack la tey ñi fi nekk ñëpp mënuma lim ñëpp mais bari nañ que ñun fi tey ñun seen i doom lañ seen i sët lañ. seeni rakk lañ di wax ni képp ki nga xam ne tey ñëw na ci fulla ak fayda ak ci engagement ak bëgg Kaolackam ak bëgg ay doomu Kaolackam pour ànd ak li nga xam ne moom mooy mouvement Kaolack pour tous pour liggéey ak ñun ci dignité ak ci amour ñun ñu ngi lay xaar pour accueillir la pour dalal la ànd ak yow liggéey ak yow ci loolu. booy xool 2012 ci lañ commencé di ànd ak Mariama Sarr tey la neex a wax rek. mais car bu doon def 47 personnes ñun ñoo nekkoon presque 7 jeunes yi nga xam ne ñoo nekkoon ci biir ak ay maire fekk la sa buntu kër ba Ouest Foire waaw sa buntu kër c'est pour biir buntu kër lañ démarré ba Ouest Foire fekk la fa ñun ñoo doon togg añ yi presque ñoo fa doon def lépp ba ci discours bi mu doon yëkkati ba naan ba Mariama Sarr sax jour boobu mu ngi naan bis bu ma faloo yéen jeunes yi di ngeen bokk ci ñi njëkk a fallu ci sama nguur loolu dama ko fàtte mu mel ni tey ci man voilà kon c'est-à-dire que peut-être ñuy wax ñooy wax rek mais man ak maire bi wala ñun ak maire bi yàgg nañ jëflanteel ci loo xam ne sax ñuy toog di wax sax fekkewuñ ko kon Mariama Sarr ñu yàgg doon ay jeunes yi nga xam ne yàgg nañ ko liggéeyal avant ñu koy xam fii Kaolack ba tey ñuy wax nii naan ay bon nii ak nii kon moo tax man damay toog après di jàpp sama di ree parce que ñun xam nañ yàgg nañ jëflante ak maire bi mu doon ku baax doon ki nga xam ne tey boo duglaatu ak moom doo ko xam mu doon ku ñàkk ki ñaan ki nga xam ne voilà peut-être et puis jamonooy dem ba fàtte day am jamonooy dem ba
rare day am yenn kii looloo tax mais ñun vraiment ñu ngi koy solliciter di ko béggee comme ni ma ko waxee di rafetlu en fait liggéey bi nga xam ne mu ngi koy def ci Kaolack bon di ci am contentement bu rëy. voilà di wax ni bon en fait voilà loolu la woon. voilà donc xam naa ne que temps bi moo ñu xoj rek dañuy ñëw sa dernier mot. laata ñuy dem tamit le parlement moom it mu daal di tëj ak le secrétaire général. dañuy bàyyi yow it nga tëj détail bi di wax sa dernier mot ak lan ngay wax li nga xam ne moo nekk waa Kaolack. voilà man en fait li may wax ci Kaolack mooy que ñu ngi tàllal suñu loxo jeunesse su Kaolack yëpp pour ñu ñëw ànd doon benn bokk ndey bokk bàyyi. liggéey li nga xam ne moom mooy Kaolack parce que Kaolack suñu Kaolack la comme ni ma koy waxee à chaque fois bëri na ay leaders politiques yi nga xam ne tey jaar nañ fi defuñ fi loo xam ne jeunes yi wala maires yi wala ñoom seen bopp mën nañ cee gis seen bopp gis nañ ci seen bopp. voilà mu doon li nga xam ne kon jeunes yi ñu ngi koy ñaawlu looloo tax tey ñu fépp taxaw li nga xam ne moom mooy Kaolack pour tous une nouvelle vision pour dekk li nga xam ne. moom ngay boo demee Dakar moom nga koy gis jeunes yi di jàpp am ci lu jàpp parce que lépp a ngi fa bon loolu noonu nekk fa bëgg nañ mu ñëw fii ëllëg ba jeunes yi mën cee gis suñu bopp ñun ñu mën cee gis suñu bopp tey mu doon li nga xam ne ëllëg lu ñuy nettali la ñu bokk ci patriote yi nga xam ne ëllëg bëgg nañ di ci dégg même buñ fi ji nekkul yàlla na yéex bon en fait ñun loolu mooy suñu vision pour jàppale jeunes yi jàppale maire yi jàppale ki nga xam ne tey yaa ngi toog jàng defoo dara wala nga jàng ba pare amoo loo def xam nga ñun yooyu mooy suñu vision mais pas pour ñëw pour nax Kaolackois yi pas pour ñëw pour am temps di dugg ko génn wala di aussi ñi loo xam ne xamuñu ko kon ñun loolu mooy suñu vision di ñaan yàlla nañu ci yàlla jàppale. parce que Kaolack pour tous doonul comme yeneen mouvement yi ngay gis fii mouvement politique yi tey xëy di joxe ceeb wala politique alimentaire comme ni ñu koy waxee politicien dañuy utiliser en fait. bu ñu amatul yow ci yow soxla balaa nga leen di gis rek soxla ba soxla nga leen di gis ñun nekkuñ ci yooyu voilà kon di wax ni mouvement bi mouvement pour ñëpp la ñun nekkuñ fii di wanewu boo waree jox sa responsable benn saako ceeb sax danga koy won ñëpp ba ñëpp gis ko nga door ko jox ñun newuñ ci yooyu lañ bëgg mu deñ fi nit ñi xiifuñ nit ñi nekkuñ dans la famille wala nit ñi nekkuñ ñun dañoo jóg pour développement durable suñu dëkk di Kaolack. bon loolu laay wax waa Kaolack gi pour ñu xam que ni Kaolack pour tous développement moo ko ñor voilà Kaolack doit changer il est temps voilà ñun loolu moo ñu tax a jóg kon di ñaan ñëpp ñu ànd ci ñun ñu liggéey bi ci jom ak fulla ci dynamique voilà loolu la ñuy ñaan Kaolack bon en fait di leen gërëm di leen sant ci kàddu gi. voilà merci beaucoup donc dégg ngeen ko noonu mu nekk le coordonnateur monsieur Babacar Gueye le coordonnateur du mouvement Kaolack pour tous donc ngir di yokk seede rek que ni li muy wax ci le maire donc man mii ci laa bokkoon ci jeunes yi nga xamante ni ñoom ñoo demoon fi nga xamante ni moo nekkoon ci congrès Macky Sall ba à Diamalaye 3 à Diamalaye ci terrain Diamalaye bi donc te école fii nga xamante ni moom mooy car bi nga xam ne moo départ fii ci kër madame la maire Mariama Sall caaru 42 places bi 39 personnes la woon 7 jeunes ñoo ci nekkoon ñu nekkoon ay jeunes ba ñu demee ñun ñoo doon togg ca école ba ñoo doon togg suñu carte hébergement man bokk sama carte hébergement ba léegi mu ngi ci man donc bokkoon nañ ci jeunes yi nga xam te le maire waxoon nañu que ni suñu faloo su maire le président de la république faloo man mu fal ma bokk ngeen ci jeunes yi nga xam ne ñu ngi njëkk a falu sama wet parce que yéen a ma njëkk a jàppale avant dara doon dara donc comme ni nga ko waxee rek jamono tey la neex ñi koy waxtaanee donc mu nekk loo xam ne yàlla na ci yàlla def barke donc voilà ñu koy nuyu au passage bu baax a baax moom madame la maire donc gis nañ si liggéey rafet na trop ci Kaolack donc li ñuy jël si waxtu bëree ci dara xam naa dañuy bàyyi le secrétaire général mu daal di def dernier mot le secrétaire général monsieur Mouhamed Tabal lan ngay tëjee émission. waaw ginnaaw bi ñu sant ñëpp gërëm ñëpp di leen jaajëfal yéen ñi di sant waa groupe bi bu baax a baax waaw di leen wax ni kon am nañ kontaan bu mag a mag mooy vraiment waaw bokk ci groupe bi vraiment waaw di leen sant bu baax a baax encore une fois di leen wax ni bu leen fi dikkee quoi lii moom lu nice la quoi bokk nañ ci journaliste yi gën a am talent ci Kaolack ñu ngi leen jaajëfal bu baax. voilà merci beaucoup donc monsieur Keba Thiam lan mooy say dernier mot. waaw li sama dernier mot man ci côté bi may mujj a tëjee rek mooy jeune su Kaolack bi nga xamante ni ñoo fi war a nekk après parce que dañ ne avenir mu ngi ci jeunesse bi waaye waxuñ jeunesse bu croiser le bras jeunesse buy def activité moo permettre ñu ne avenir u réew mu ngi ci jeunesse bi kon nekk nañ ay jeunes yoo xamante ni
commencé nañ loo xamante ni ñëpp ñu ngi ciy commencé bàyyi xel te incha allah pare wuñ cee teggi benn tànk lépp li nga xamante ni engagé nañ ko pour def ko dinañ ko continuer ba am ci luñ ci war a am di wax rek ne nañ ñëw ñu xam ne ku fi ñëw tey ak ku fi nekkoon démb ñoo fi bokk yem ndax yaakaar naa ne li nga xamante ni développement la ñëpp la war a ñor te Kaolack buñ ko xoolee war nañ xam ne Kaolack pour croiser le bras nekkul fii ndax Kaolack tey boo xoolee amul benn affaire boo xamante ni jeunesse bi ñu ngi ciy gagné ndaxte tey boo xoolee jeunesse bi kenn toogut ndax imagine toi tey Dakar usines yu fa nekk Kaolack amul benn usine boo xamante ni mën naa ne jeunesse bi mën nañ see gagné dara imagine toi jeunesse bi tooguñ ñii ñi ngi ci vélo yi ñii ñi ngi ci dem loolu yëpp pour sacrifier wane ne war nañoo gagné pour dara xam nga kuy def benn réaction boo xamante ni li ñu ciy gagné bëriwul sax waaye pour mu satisfaire la tuuti loo xamante ni duñ ci mën a am dara kon kooku bu gisee lu ëpp loolu daf koy def mais nag pour nga am lu ëpp loolu dafa laaj organisation ndaxte organisation mooy permettre lépp li ngay chercher pour nga mën see jot di wax ne nañ leen ñëw ñu fëpp xol yi ñu jéem a nekk benn te xam ne mouvement baa ngi nii Kaolack pour tous pour ñëpp la yaakaar naa ne ku fi ñëw tey di nga xam ne yaa ngi mel ni ku fi nekkoon démb ndax amuñ benn xel ak xelaatu jàmbur buñ xeeb di wax ne ki nga xam ne mooy suñu président mu dëkk Jaleen ñu fal ko ñun mu doon suñu responsable di Babacar Gueye dafa nekk nit koo xamante ni mën naa ne liñ ko fal daf koo mérité dafa am mbir boo xamante ni war nañ ko mën a fal parce que gis nañ ne même que ba association bi di dem sax moom nekkoon na nit koo xamante ni nit ko amoon engagement ci mbiru développement Kaolack la woon parce que yàgg naa def participation ci yu bari ndax yàgg naa di comme lu fi wax léegi nii daf daan ànd ak maire ak et cetera te yaakaar naa ne bañ commencé def ay activités ci li nga xamante ni mooy coronavirus bi di jël suñ propre moyen di ko ci def moom bokk na suñu njëkk a jox message bu am importance mooy man de dinaa def recherche boo xamante ni surprise day doon mais su ma leen ko ñaanee est-ce que di ngeen ma ko may ba ñu ko waxee ñu nit accepté nañ parce que xam nañ ne pourquoi ça lu tax waruñ ko koo mën a may parce que moom moo gis loolu noonu ba wax ñu ko ñu dañ ko koy may loolu yooyu yëpp ñu ngi koy xool ci suuf ba xam dinañ war a mën a continuer yooyu noonu yëpp di wax rek ne ñi nga xam ne ñi ñuy suivre Kaolack pour tous mu ngi nii nekkul fi lu mooy dégg nga maan tegul benn système bu mooy développement Kaolack boo xamante ni ñëpp dinañ ci gis seen bopp te incha allahu rabbi luñ commencé nii dinañ ko continuer ba lépp luñ ci am rek ñu jël te yaakaar naa ne dinañ ci am loo xamante ni dinañ ko ci war a mën a jël parce que yaakaar naa ne fii ay idées yu palpable lañ fiy gis yoo xamante ni arrangement Kaolack la arrangement groupe bi la arrangement de population sax Sénégal lañ doon parce que imagine toi avant ñu am na quartier yu bëri yoo xamante ni amuñ fa woon ku ñu fa nekkal mais dem nañ ba am fa ku ñu fa nekkal lan moo ñu ko may parce que activité yuñ jot a def kon déjà moo lay wan ne la mouvement bi croiser le bras ci dimension boo xamante ni dafa am ko muy xaar non dafay circuler ba képp ki nga xamante ni gis na ko mu nekk ci terrain bi mu ñëw toog ak moom ñu waxtaan ci dimension yu mu bëggee ak lu mu pare ak lu mu bëgg a def loolu noonu yëpp. sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne mouvement baa ngi nii fermé luñ kenn porte na ñëpp ñëw ñu def liggéey bi ñu def li nga xamante ni war nañ koo mën a def ba am ci réussite bi nga xamante ni yaakaar nañ ko si. yaakaar naa ne comme ni nga ko waxee woon rek ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla seet si bi ngeen ñu seet si nii di tàllal seen i micro ñuy wax suñu gëm-gëm ak luñ joxe ak et cetera loolu yow kontaan nañ si macha allah di leen ñaanal yàlla bu baax a baax di wax ne noonu lay tëjee comme nu ko suñu président defee rek wasalaam. Merci beaucoup, chers internautes de la télévision Line Production. Donc, l'émission tire à sa fin. L'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Donc, il est l'heure de vous dire bye bye. Donc, avant tout, je dis que nous respectons les mesures de barrière. Je dis que, encore une fois, la maladie est toujours là. Nous avons nous avons masque, nous rassemblement. Important, rester chez vous. Restez chez vous, sauvez la vie. Donc, moi, li nga xam ne message bi nga xam ne saa su ne ministère de la santé dañ koy wàccee mu nekk message boo xamante ni lu am solo la di wax ne la maladie est toujours là mbokk
téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi seetaan képp ki nga xam ne bëgg nga participer si suñu émission bi nga xamante ni moo nekk en route vers un Kaolackois mën nga ñu contacter suñu service commercial 78 522 07 22 78 522 07 22. Merci à toutes et à tous, merci infiniment. Donc on se donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup, bye bye.